xam ne ni ñoo fi toog ak membre CLC yi ak conseil municipaux yi di nuyu bu baax aussi di sargal ki nga xam ne moo fi toogal madame le maire. waxtaan bi ñu invité tey nag benn partie boo xam ne ay doj la xeer la bu mel ni ay almadi ak ngor ak yooyu mu am feneen fooy dem di am na suuf daa naam waaye li ci gën a fës ay gàncax la yoo xam ne nii ñu ngi leen di tuddee ay palétuvier mangrove yooyu mu ngi gën a bari ci estuaire yi fi nga xam ne fa la dex bi dajeeg géej gi. donc ñetti melokaan yooyu la suñuy tefes bindoo mais ñun li ñu concerné surtout mooy li ñuy wax la grande côte di ko wax le littoral nord. bu ñu nee grande côte ça veut dire que aussi yàgg ngeen dégg petite côte mooy Bargny Mbour et cetera. grande côte bi nag mooy li ko dalee Yoff jëm Saint-Louis. donc ñun ñu féete ci foofu ñu féete ci gox boobu ñu féete ci région boobu ci zone boobu aussi lii melokaanam mooy am na géej am na tefes mais ci guddaayu tefes bi yëpp dafa am ay dunes maanaam dafa am ay montagnes suuf ay jalo suuf yoo xam ne ni ngelaw mi uppee ci kaw mooy ñëw di dóor ci suuf si muy dajaloo. ci après dunes yooyu nag dafa am ay xur li ñuy wax ay ñaay xur yooyu ay dex la ak ay déeg yoo xam ne ni ay lac yoo xam ne ni nit ñi dañ ciy bay. donc loolu moom mooy melokaanu suñu tefes bi loolu moo aussi firndeel ñu tabax fi ñu samp fi ay filao. ñun nag Guédiawaye ñu nekk département boo xam ne ni mu ngi donc bokk ci côte nord boobu ci littoral nord boobu ci littoral nord bi ñu am ci lu xaw a tolloog 7 kilomètres de côte 7 kilomètres yooyu aussi Guédiawaye nekk département bu ndaw ci dayoo toll ci 13 kilomètres. donc 13 kilomètres ak 7 kilomètres yooyu 13 kilomètres carrés yooyu moom moo ñun ñëpp ci lañ dëkk mais aussi Guédiawaye am beneen melokaan ci climat am mu am benn climat boo xam ne dafa sedd tàngul am 18 entre 18 ak 32 degré lay am lu bari lu mu yées dina dem ba 18 degré donc mu nekk fu neex dëkk. melokaan boobu mu am donc moo waral nit ñi daw wuti fi état bi aussi bi mu xalaatee ne war na def ay reboisement samp ay filao pour aar déeg yooyu xalaat na tamit naka lay fexe ba Dakar bi nga xam ne mu ngi doon xat naka la ñuy fexe ba anticiper def ay plan d'aménagement urbain yoo xam ne nii dañuy jéem a def ay dëkkuwaay. loolu moo indi ay plan yoo xam ne ay 1948 lañ ko commencé jëm ay 50 muy installation Pikine ak yooyu ay année 1967 aussi ñu créé Guédiawaye donc vers les années 80 aussi ñu commencé indi ay hameaux 1 hameau 2 ay cité enseignants dans les années 80 ba ay année 2000 ci la ñu commencé jëm ay gàddaay ak yooyu donc loolu dëkkuwaay yu ñu planifié la bokkul nag ak dëkkuwaay yoo xam ne nii dañoo xëy rek ñëw dëkk ci tànn yi dëkk ci kii yi ba nga xam ne dafay indi ay inondation yu mel noonu donc état bi quoi qu'on dise tenté na woon boole plan d'aménagement ak reboisement bi mu mun a ànd mais dañu seetlu ne comme Guédiawaye dafa am melokaan boo xam ne nii dafa taaru nit ñi dañ fi jubale mu am benn pression démographique tamit boo xam ne bu jéggi dayo boo xam ne nii dafay tax nit ñi di soxla fu ñu nekk dafay yokk askan bi nga xam ne nii dañuy wutale gox bi loolu moo def ne ci espace boobu ñu am Guédiawaye am densité bi nga xam ne nii moo gën a élevé ci Dakar ñu naan 27 558 habitants lañu au kilomètre carré selon chiffres yi nga xam ne nii moom lañ jëlee ci agence nationale des statistiques pour mu aar alam bi mu am ci pouvoir ñun tamit citoyens yi ci constitution bu bees bi
ci article 25 dooleel nañ ci citoyen bi aussi ba mu gën a mën a yokk mën-mënam ci aar gàncax donc ñaari wàll yooyu yëpp am nañ ci cër ci seen responsabilité citoyens yi seen cër bokk na ci dénoncer bokk nañ ci tabax bokk na ci defaraat maire bi aussi ak conseils municipaux yi aussi ñu nekk les autorités locaux am nañu devoiru bokk ci aar boobu mais ñoom seen problème aussi dafa xaw a difficile parce que en même temps que ñu am devoiru aar gàncax gi aar alam bi war nañu aussi mën a anticiper ci habitation yi ci dëkkuwaay yi naka la ñuy projeter pour urbaniser dëkk bi peut-être loolu les autorités locales ñoom loolu moom mooy seen dualité mooy seen problématique bu gën a kii naka la ñuy mën a def balance ba mën a méngale ñaar yooyu mais de toute façon waruñu yàccaar war nañu toog xalaat waxtaan xool naka la ñuy mën a defee ba mën a am solution bi nga xam ne nii moo gën a jaadu moo gën a rafet solution yi nag yiñ ci mën a am waxoon nañ ko fi waxaat ko fi mais am na ci loo xam ne nii mënul moy maanaam garab mënul manqué ci bépp solution bu ñu mën a jël ndax pour rôlu atténuation bi nga xam ne nii garab yi am na ko di fixer du di rôlu atténuation bi nga xam ne nii garab bi am na ko pour stopper embrun marin bi maanaam lay bi nga xam ne ni du yegg ci tabax yi ba di leen yàq rôle bi nga xam ne nii garab bi am na ko ba bi nga xam ne poussière bi tey nii bu ñu amoon ay garab yi dinañ mën a filtrer air boobu loolu garab mënul ñàkk ci bépp solution bu ñu mën a jël donc am naa yaakaar ne mën nañu yaakaar tamit comme président am na programme bu ñuy wax PSE vert am intention def 50 milliards ci programme boobu jël ci ay ndaw pour naatalaat Sénégal mën nañu am yaakaar ne ñun mën nañu am solution ci loolu donc li may tënkee rek mooy pour bañ a gudd parce que naaje nañu commencé bàyyi kàddu gi ak askan bi mooy ñu fexe rek waxtaane lépp fexe rek diisoo ci lépp fexe rek am solution yoo xam ne nii du yem ci suñuy jëmmu tey mais dafay sóoraale suñuy doom suñuy sët ñi nga xam ne ñoo nar a ñëw ay at ci ginnaaw ban géejawaay lañ leen bàyyeel ban Sam Notaire lañ leen di bàyyeel di leen sant di leen gërëm di jégalu ci kàddu yi bu jubul wolof yi tamit bu leerul ngeen xam ne séeréer bu déggul wolof merci jërëjëf. man nag sumay kàddu du bari waaye xam naa bu ma tëjee mais casquette bi ma fi indi tey casquettu CEPAL la muy collectif buy xeex lépp lu nga xamante ni day nasaxal bande verte bi di xeex aussi ci lépp lu nga xamante ni day yàqal ñi nga xamante ni ñoo fay liggéey. di joxañaat baaraamu tuuma le président Macky Sall ne ko président yow balaa ngay joxe suuf su ay baykat nekk te yow yaa ngi naan da nga war a def autosuffisance en riz da nga war a def yow ci sa jëmmi bopp étude impact environnemental boobu nga xool ba xam da ngaa war a dindi ay garab di fa def ay kër boo demee ba mënta ñàkk nga xool kër yooyu kër yi ñan la loolu mooy li ñu njëkk a naqari leneen li ñu naqari mooy ñi fay liggéey kenn ngeen maire Faye jógal taxaw kii def na foofu fukki at ak juróom ngeen tàcc ko jigéen ju daan dooleem la maire Faye mii ak ñamu àndal ana ñang jógal ñanga ngoog ak jeunes yi alsaan moomu ci la bokk ñene waaw góor yi yëpp ci lañu bokk ak ñoom ñii ñëpp ci lañu bokk di fa daan seen doole di fa dundal seen njaboot ñu boole leen ak benn promoteur bu nga xamante ni deful étude impact environnemental et social étude boobu préfet bi mooy diriger commission bi ànd ceeg maire bi ànd ceeg ñi nga xamante ni mooy riverains yi ànd ceeg les impactés ñu ut fuñ ko dëxëñ teg ko fa garab du mës a daanu wala ñu def assainissement wala ñu def lenn lu dul ñu fay ña nga xamante ni ñoo fa doon liggéey seeni ndàmpaay
loolu tant que amul benn liggéey waru faa door mais tey dagg nañu 4 hectares 200 est-ce que sax ëpp ko 4 hectares 200 yooyu ñu koy jox ay magistrats te ñii kenn fayu leen parce que promoteur bi ci poosam la def ay 50 000 ki 100 000 ki 200 000 ne dafay fay loolu mooy le véritable problème du littoral ñii kenn fayu leen te biñ leen fayulee yuuxu nañu mais ana waa Géejawaay fan ngeen nekk lu tax jàppalewu leen ñi nga xamante ni seen doole la ñuy dundee ay néew du doole la ñoom ñoo jóg yuuxu woo rajo yi jël seen xaalis fay mais gis ñu kenn te loolu du dëgg dafa mel ni Géejawaay booy xeex da ngay wéet ci sa xeex Géejawaay bu ñuy xeex parce que xeexu askan wi la askan wi day toog boo demee ci lébu yi bu ñuy xeex ñëppay jóg mais lan moo xew Géejawaay lu xew lan moo ñu dal mais li ñu dal nag dañ koo càmbar xam nañ lan la mooy dañoo amul histoire bi ñu sancee yàggul loolu nit ñi amuñu histoire bu leen mën a permettre ñu mën a am tissé benn réseau de relation bu kenn ne jóg leen ñëpp jóg loolu moo manqué Géejawaay loolu nag manqué wul waa Wakaam manqué wul waa Rufisque parce que ñooñu yàgg nañ fi kon li fi am ñu naan am na émergence programme émergent boo xamante ni dafay nekk ci wàllu environnement le président Macky Sall di ko def mais président Macky Sall tam bu mu ñu nax Aliou Sall bu mu ñu nax madame Kanté bu mu ñu nax le président de la république bu mu ñu nax bu ñu kenn nax dañoo sonn ci nax yi naka ngay amee programme environnemental di dagg ay garab ay filao ñu naan ay filao yi dañu màgget mais filao yi bu ñu màggetee nañ ko jëmbataat ñii ñu ko jëmbatal dañ ko fay def pour maraîchage bi dox filao yi loolu rek moo ko fi taxoon a jóg fixer les dunes de sable pour maraîchage bi dox mais ban état moo ci accompagner ban maraîcher ci maraîchage bi fii ci bande littorale bi amul mu mel ni état yi dañuy politiquer seeni programme bu dee Macky Sall la mu def programme en riz xam na ne ci vallée bi la koy yóbbu parce que xam na ne dafa war a gagner Fouta population kenn du ko politiquer loolu moo dul dëgg du yoon kon nit ñi dañoo war a yeewu gis nga hectares yi ñu jox magistrat yi mais am na yeneen i hectares yu fi jóge te yëgaguñ leen ñu ngi ci table président Macky Sall coopérative yëpp a ngi daw pour ñu daggal leen fa maa ngi massawu conseillers yi mairie Sam Notaire ak mairie de ville maa ngi leen di massawu parce que ñoom yaakaaroon nañ ne bu ñu daggee ci suuf si dañ cay am wàll yaakaaroon nañ ko ba nourrir ay ambition ci loolu mais conseil yi maa ngi leen di massawu parce que yaakaaruma ni président di doxalee ak hectares yi mu nar a joxe ngeen mën fee am dara parce que seen maire opposition la kon ngeen xamee ko noonu kon nag li nekk ci littoral bi mooy li fi des na imaam yi jóg ni ñu jógee woon ci bi ñuy yokk électricité bi ni ñu jógee woon di xeex nañ ci ànd ak chef de quartier yi bien vrai que da ngeen fee teewal chef de l'État ak administration bi ànd ceeg bàjjenu gox yi ñëpp jóg xeex lii ñuy def ñu bañ ko ñu arrêté ko loolu mooy liy dëgg bu fekkee bañuñu ko nag lii yëpp dinañ ko jël boo leen moytul ay hôtel yi ngi leen di xaar hôtel yu nga xamante ni seen doom yi fa lañ leen di dugal guddi te loolu musiba la ci Géejawaay gi li dal Mbuur dinañ ñu dal xamu leen projet yi nga xamante ni moom lañ fi war a def kon loolu dong laa amoon ci li may wax wasalaam.